sunu mbokku jullit yi asalaamaaleykum sunu mbokku taalibe yi asalaamaaleykum yéen ñi ngeen xamante ni dimanche bu jot ci waxtu bi yéen a ñuy déglu ci chronique bi nga xamante ni ñu ngi leen koy defal fii ci États-Unis d'Amérique xam ngeen ni dimanche bi ñu génn nag ñëwoon nañu ci seen chronique bi ci li nga xamante ni mooy 8 mars bi maanaam journée bi nga xamante ni àddina bi daf ko jagleel jigéen ñi ñun nag ñu ni woon 8 mars boobu buñ koy fésal maanaam buñ koy génne royukaay dañuy génne ki nga xamante ni mooy soxna Muslimatu Mbàkke ibnu Xaadimu Rasul mu juddu le 23 décembre 1918 à fi nga xamante ni mooy Ndaam ñu koy wax Daaru Alimul Kabir nga xamante ni doomu soxna Faati Tuuti Jóob bi nga xamante ni dafa jóge woon Kokki wax ni leen ni aussi exemple boobu nga xamante ne moom la ñu génne woon ci soxna si moom la ñu bëgg a biral tey jii di leen wax ni dañ koo jëloon exemple parce que day jigéen joo xamante ni liggéeykat la liggéey bi nag mu symboliser ko li ñu leen waxoon ni leen en 1962 mooy la première femme après les indépendances bi nga xamante ni def nañ ko chevalier de l'ordre national du mérite par décret par Léopold Sédar Senghor li ko waraloon mooy soxna soo xamante ni dafa fas woon ci liggéey waxoon naa ne leen ni moom mooy jigéen ji nga xamante ni moo jëkk a ubbi société am fi nga xamante ni mooy Touba pour defar li nga xamante ni mooy cerey Touba Cheikh Mouhamed El Fadel posé la première pierre mooy jigéen ji nga xamante ni aussi mooy jëkk a moderniser li nga xamante ni mooy agriculture parce que yoroon na benn gypse boo xamante ne daf ko jëndoon ci tubaab yi bu nooree mu ciy daw ay soxla bu nawet bi ñëwee mu dem ci forgeron yi maanaam tëgg yi ñu transformel ko montel ko ay tracteur mu ciy bay ba bay ci 30 tonnes gerte newoon naa leen aussi environnementaliste la parce que newoon naa leen aussi lépp li nga xamante ne ay garabu ron la nekk li nga xamante ne Daaru Alimul Kabir moom moo ko fa defar jëmbat ko waaye aussi newoon naa leen li nga xamante ni mooy ujaaj yi dem màkk de 1960 ba 1963 cere ji ñuy lekk ci bateau bi yëpp bu ñuy dem màkk ki nga xamante ne mooy soxna Muslimatu Mbàkke moo ko daan defar waaye aussi xam ngeen ni gendarmerie nationale ba 1962 lépp loo xamante ne dañ koy lekk muy waru cere soxna Muslimatu Mbàkke moo ko doon defar ci entreprise bi nga xamante ne yoroon na ko Touba donc doon na exemple boo xamante ne exemple liggéey la di koo xamante ni aussi lépp li nga xamante ni maanaam tey jii les moulins Santenac bi nga xamante ni moo nekk Sénégal bi nga xamante ni projet bi initial projet soxna Muslimatu Mbàkke parce que le gouvernement allemand ñëw na Touba 8 jours gana si Cheikh Mouhamed El Fadel parce que dañu dégg performance yi nga xamante ni moom la soxna si doon def bañ na bu ñu demee Allemagne dinañ ko financer ci jamono ju 280 millions pour mu ubbi entreprise am waaye xam ngeen ne entre temps gouvernement bu Sénégal moo ko détourné ñu créé ci li nga xamante ni mooy les moulins Santenac di Dakar tey jii mi ngi def un chiffre d'affaires de plus de 100 milliards par an loolu c'était le projet initial de soxna Muslimatu Mbàkke loolu moo tax ñu jox leen ko exemple jox ko exemple képp koo xamante ne day liggéey principalement ñi nga xamante ne moom mooy jigéen waaye tey jii nag dañoo bëgg ci aspect yooyu nga xamante ne génne woon nañ ko ci soxna si ñu génnee ko ci li nga xamante ne mooy qualité bi nga xamante ne mooy la dignité soxna si dafa feesoon dell ak dignité manifester ko ci ay yoon yu bari parce que xam ngeen ni bi mu nekkee njaareem dem na ci tubaab yi pour ñu jox ko agrément société agricole bi mu doon créer parce que tubaab yi ñoo ko waroon a signer la maison de l'agriculture de Diourbel bi mu demee tubaab bi jox ko loxo mu ni ko man sama loxo jéggal ma waaye sama loxo du ma ko jox képp kenn ki ma koy jox mooy jëkkër ji nga xamante ne yàlla boole nañu ci néegu sëy waaye boo bëggee mun nga ko jox sama doom ji nga xamante ne moom la àndal muy Moustapha Lo tubaab bi dañu du ko signal kayit bi waaye gis ngeen soxna si dafa dellu ànd ak dignitéem ñaanu ko sarxuwul waaye xam ngeen ni 2 semaines lañ ci teg ñu indi un nouveau ministre de l'agriculture muy indépendance Sénégal ñu ñëw signal ko kayit yi fi nga xamante ni moom mooy Touba wane ni képp koo xamante ni des na ak sunu borom fay ko waaye aussi deuxième dignité bi nga xamante ne mën nañ ko jox génération yi mooy keroog bi nga xamante ne am na rencontre ak Mamadou Dia dans son bureau nga xamante ne bi mu toogee ci salle d'attente bi am na ku ni ko yor kaamilu alxuraan am na ku ni ko seen yi da ngeen koy denc fii république la soxna si ni man fépp foo xamante ni dem naa fa fu mu mën di doon kaamilu sunu borom bi téere bi moom dinaa ko yor te dinaa ko jàng ba nga xamante ne loolu indi woon na ay problème ba soxna si gedd dem waaye xam ngeen ni ci hasard amul lépp keroog bis boobu la ñu arrêté li nga xamante ne moom mooy Mamadou Dia soxna si keroog bi muy ñibbi Touba dañ ko escorté ba fi nga xamante ne moom mooy Thiès donc pour vous dire que soxna si dafa ànd ak dignité boobu nag déclaration universelle des droits de l'homme de 1789 wala la déclaration des droits de l'homme de 1948 yëpp wax nañu le respect de la dignité humaine waaye ñoom aspect bi nga xamante ne yëkkati nañ ko mooy nit ki am na droit am koom nit ki am na droit ñu respecter li nga xamante ne mooy gëm-gëmam nit ki am
na droit mu am liggéey boo xamante ni dafa diiñ waaye nag comme ni ko république islamique yi defee lu mel ne Iran dans leur constitution de 1979 dañu unité dignité bi sous un autre aspect ñu ne ndekete dignité ji biñ ko laajee Seydina Alioune lan mooy dignité Seydina Alioune Abi Talib mooy nit ku diiñ mooy nit ki nga xamante ne gëm na yàlla mu ni boo gëmee yàlla da ngay ànd ak sa dignité te boo ànd ak sa dignité da ngay am li nga xamante ne moom mooy personnalité loolu moo toppoon soxna si mu nag kon dignité ndekete yàlla moo ñu ko njëkk a jox ndaxte yàlla ne ni ñi ma créé yëpp doomu aadama moo ma ci gënal loolu yàlla dafa ñoo dellu dignité waaye comme ni ko iranien yu di waxe dignité mooy li nga xamante ne yaa koy tabaxal sa bopp muy la dignité bi la yàlla jox dafa am la dignité construire nag mooy les actions de tous les jours nit ki mën nay def ay erreur ci àddinaam nit ki mën nay léegi-léegi mu def ay kii waaye ne na nit na toog ak ay dignité boobu nag yaa koy tabaxal suñu bopp du rek da nga naan ci famille bu rëy laa bokk mën ngaa am dignité waaye sa dignité bopp yaa koy tabaxal bopp jour par jour action yi nga xamante ne moom ngay posé moom la soxna Muslimatu Mbàkke wane à la postérité waaye soxna Muslimatu Mbàkke aussi defaat yeneen merveille parce que ñu bari way nañ ko wax naa leen ko ñu bari def nañ ci moom ay témoignage Cheikh Mouhamed El Bachir wax na ni saa bu ma gisee liggéey bi saa bu ma gisee jëmm ji damay gis jigéen waaye saa bu ma gisee jëf ji rek jëfu góor laay wut Cheikh Mouhamed El Fadel wax naa leen ni leen nee na ko boo doon góor ñëpp ci yow la ñuy jébbalu parce que da ngaa gëm Serigne Touba ba pare boole ko ak li nga xamante ne mooy liggéey Cheikh Mouhamadul Moustapha Al Karim def ci moom témoignage yu rëy yooyu nga xamante ne waaye sëñ Moussa Ka aussi way ko muy jigéen ji nga xamante ne raar na ñu sëñ Moussa Ka way ko parce que aussi lii nga xamante ni mooy yoonu Serigne Touba bi nga xamante ni mooy yoonu jéeri ji soxna Muslimatu Mbàkke moo woo sëñ Moussa Ka ba mu ñëw ni ko defal nga sëñ Touba way bi nga xamante ne mooy wayu géej gi waaye defal ko wayu jéeri ji ndax génération yi di ñëw bu ñu ñëwee ñu mën a xam lan mooy Serigne Touba demu gànnaaram bi ak yoonam bi nga xamante ni def na ko ba ñëw fi nga xamante ne moom mooy njaareem moo tax ci biir way ba sëñ Moussa Ka di wax ni way bi nga xamante ne am na su fekkee am na rek jàpp gërëm leen ki nga xamante ne mooy soxna Muslimatu Mbàkke parce que visionnaire la parce que da doon gis lu bari suñu mbokk jullit yi suñu mbokk taalibe yi lii mooy seen chronique moo taxoon ñu indil leen soxna Muslimatu Mbàkke muy royukaay ci képp koo xamante ne jullit la incha allah nag semaine bii di ñëw dinañu ñëw ci li nga xamante ne mooy màggalu Daaru Muxti gi di maam Thierno Birahim Mbàkke bi nga xamante ni moom mooy ni ma koy waxee le gardien du temple le gardien du mouridisme doon un symbole très puissant nga xamante ne Paul Marty bi ñuy wax sax ni noonu l'islam la nee na maam Thierno Birahim Mbàkke est un grand savant boo xamante ni ku kéemaane la woon ci wetu Serigne Touba donc incha allah dinañ ñëw ci dundam jërë ngeen jëf ba samedi ba dimanche prochain incha allah ci seen beneen chronique.